salut chers internautes et amis fidèles d'inforewmi.com comme niñ koy defee nag saa su ne di am mbégte ak contentement di dugg ci réew mi di leen xoolal sunu ndaanaan yi tey dañu am mbégte ak contentement dem fi nga xamante ne nii mooy Bantamba TV seeti benn xale bu véridique benn xale bu ñeme dëgg ki nga xamante ne nii mooy doom ci Alaaji Bécaye Mbaye suñu waxee loolu nag tur yëpp war a dem ci ki nga xamante ne nii mooy Modou Mbaye duñ def lu dul nuyu ko bàyyi ko mu nuyoog internet yi avant ñuy tàmbali waxtaan bi Modou ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax soxna jaari maa ngi lay siyaar sama jaam bi maa ngi lay bëggee maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare di am mbégte ak kontaante ci dalal la ci Bantamba TV di nuyu mbokki info réew mi di nuyu borom kër gi suma papa papa Ngañ di ko nuyu bu baax a baax di ko siyaare waaye di nuyu fii nga ñu fekk borom kër gi Alaaji Bécaye Mbaye di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm sàmm ko di leen wax bienvenue di nuyu internet yëpp bu baax a baax di leen siyaare. macha allah soo nee ma sama jaam bi duma si tontu parce que ku ne xam na ni mbuubeen mooy buuru mbayeen macha allah léegi du ñu def lu dul wax ci li nga xamante ne nii mooy report combat yi Modou Mbaye nan nga gisee report combat yi. comme ni nga ko gisee rek. maa ngi ko gisee ni ko sénégalais yëpp gisee xëy un bon jour ñu reporté combat yi bon c'était prévisible ah d'après ni ñu doon waxee d'après bi ñu jékki-jékkee rek ñu ne troisième vague am na képp ku doon ku ñi am xel ñëpp di xalaat nañu reportu combat yi man ñun ñëpp ñu ngi doon bàyyi xel ne bis dinañ mën nañoo ñëw rek avant combat yi ñu ne arrêté nañ man rassemblement dañ koy tere lépp xam nga loolu nag c'était visible ñi ngi ko man daa wax dëgg yàlla je m'y attendais quoi maa ngi ko doon xaar maa ngi doon xaar gars yi ne dañuy def loolu mais pour wér-gu-yaram bu dee dañ koy def pour seen yëfu bopp non duñ ci d'accord mais bu dee pour wér-gu-yaram et fii réew mi tollu képp kuy sénégalais nga gis ni cas bi demee mu leer la yow leer ma leer kii seetaan leer ñëpp ne nit ñi ngi ñàkk seen baxan ci réew mi nit ñi ngi ñàkk seen baxan te li ko waral mooy doomu jàngoro bi am ci réew mi coronavirus xam nga mu am nu mu demee li ci war mooy fi mu toll nii ñu jël les devant suñu diggante ak feebar bi jéem ko dominer moom feebar bi balaa mu ñuy dominer li ñu koy dominer mooy li ñu war ci suñu diggante ak moom respecter les mesures barrières ñu def ko ci suñu diggante ak moom di takk masque di yor ay gel antiseptique xam nga di raxas suñu ay loxo de temps en temps xam nga moytu regroupement yi moytu fu daje di am distanciation sociale suñu diggante ak nit parce que wóorul feebar la boo xam c'est pas visible à l'œil nu mënoo ko gis nii xam nga te loo mënul gis nii moom fagaru ko xam naa ne dafay xaw a metti quoi mais lu ci mën a am rek mooy na sénégalais yi farlu bu baax a baax te ñu moytu parce que li muy yóbbu ci nit bari na démb cimetière Yoff diggante 15h 17h 9 koor ñëw loolu dafa ëpp cimetière Pikine ci journée bi ñu suul fa 22 personnes ba mu am 4 yoo xamante ne nii amaguñ fu ñu leen suul mais loolu dafa ëpp musul am Sénégal il est temps ñu jël suñu ay responsabilités gars yi nañu bàyyi affaire politique yi ñuy naxee nit ñi nañu sénégalais yi nañu yeewu ñu ngi bëgg a politiser feebar bi c'est-à-dire nit ñaa ngi su docteur yi wala nguur gi jógee am lu mu wax ñiy jaar feneen wax yeneen wax yoo xam ne day tax sénégalais yi xalaat ñii bañ a vacciné wu ñii bañ a faju ñii gëm ni feebar amul nañu bàyyi loolu gis nga ku ci def loolu yow ak yàlla sunu borom yéen a koy layoo gis nga ku ci gëm loolu doomu aadama ni feebar bi amul mu toog sàggan ba feebar bi dal ko ba mu dee ak yàlla yéen a koy layoo te doomu aadama looy def na nga ci jiital yàlla sunu borom gaañ yi ñuy def nañu xalaat ni bisu penc am na gars yi ñu ngi dawal ay communication yoo xamante ni nii baaxul ñu ngi lor askan wi damaa def plateau Bantamba pare lu ne dégg naa ko barki Mohamed dangaa changé dugal nañ la ci mafia bi léegi bëggatu pour lan man réew mi ma gënal lu ma am Sénégal ma ko gënal ñoom man jeunesse su Sénégal ma gënal lu ma am mais léegi boo amee nenn noo waxee sax ñu ne non xoola ci gouvernement bi la bokk xoola nañu bàyyi ak loolu nit ñi ragaluñu leen te nit ñi ragaluñu ku ñu wax parce que ku ragal ku la wax doo feeñ comprendre nga nañu bàyyi loolu nañu jël seen digganteeg yàlla teg ko ci kanamu lépp
gars yi nan bàyyi communication bi ni dawal coronavirus am na nit ñaa ngi deete leen rey coronavirus la nanu moytu. nanu moytu bu baax a baax communication beneen boo leen ci dégg amul. corona am na. maa ngi koy wax sànq bi may présenté un homme véridique ngay nit koo xamante ne nii ku la xam ci dëgg la xamee mais dëgg yooyu est-ce que mosoo ci am ay menaces est-ce que mosuñu la ci wax loo xamante ne nii metti na la comme yaa ngi koy wax léegi ci biir ay wax nee nga génn nga di wax ñu ñëw ne la yaa ngi bëgg a changer yaa ngi dugg ci politique mais est-ce que mosuloo ci am ay menaces. sa dëgg yi ngay wax. laay bu ma ci amee ay menaces sax ragalu ma menaces yi man menacé nañ ma fu ne menacé nañ ma fi mais man ragalu ma loolu amul problème tey boo génnee wax lu arrangé wul nguur gi nit menacé la soo génnee wax lu arrangé nguur gi nit menacé la xoola nañu menacé ba suba li jëntuwuñu loolu sax fi ñu dëkk ñun Grand Dakar lañ dëkk ñun ay booy Grand Dakar lañ bu ragal na de nekk suñu ñu bàyyi li ni def. billaahi nañu menacé ba gën ñi ngi menacé mais nañu menacé ba du tere fi may war a dem maa ngi fay dem li ma war a def maa ngi koy def xam naa fi may teg sama tànk. te góor du taxaw sama kanam ba ma daw la kay. amul problème. mais nga bokk ak sa papa li ngeen di liggéey est-ce que yomb na ci yow en tant que jeune. dafa metti des fois je pose des fois sama papa dama koy indil jafe-jafe. barki Muhammadu Rasulullah xoolal billaahi keroog dama bokk ak sama papa plateau am na noo xamante ne man bu ma ko waxee sama papa mënul waxee noonu. mais sénégalais yi xamuñu loolu. dañuy taxé sama papa ci ay nomo yoo xamante ne yu metti wax sama papa lu ne te xëy na man ñaari nit ñoom xamuñu liggéey. xamuñu ñun li ñuy liggéey bu fekkente ne man ak yow dañoo bokk plateau bi mënuñoo nekk ci plateau bi maa ngi yow yëpp di kaas. sooy kaas damay harmoniser su may kaas nga harmoniser mais mënuñoo nekk man ak yow nekk ci plateau bi di kaas di xuloo bu ma kaasee sam papa dalal ma harmoniser ñu ne xoolal Bécaye nangam ak nangam te xamuñu ne kooku ñuy wax moo leen gën a bëgg dëkk bi moo tax mu samp lii jël ay doomu dëkk bi teg leen fii ñu fiy liggéey. ñoom ñooñu di wax nañu dem uti lu ñu liggéey moo gën. des fois damay sax billaahi du ma bëgg di bokk ak sama papa plateau yenn plateau yi quand il s'agit de parler pour le pays du ma bëgg di bokk ak sama papa plateau parce que après dañ ciy xas sama papa. te xamuñu ni position boobu moom mënu ko am man mënu ma am position boobu moom mu am position boobu. ci benn une émission se prépare ku ci nekk dafa am position booy taxawee ñoom bu ñu xamul loolu suñu métier la nañ ñu bàyyee ak moom. mais nañ bàyyi di juger nit ñi. des fois ñuy wax ko loo xamante ne lu metti la comme ni ñu koy waxee papa yi keneen mu metti ma des fois da ngay toog télé gis ñu wax papa yi kenn lu doy waar dafa metti mais nañu bàyyiwaat yooyu xel menaces yi ak nappaate yi taxul nit ñi bàyyi li ñuy def non on continue de faire ce qu'on a à faire. mais est-ce que comme ça des une semaine ñu daal di reporter combat bi est-ce que yaakaaru ne waroon nañu ut beneen solution bu dul report combat. waaw waroon nañu ut beneen solution wax naa ko keroog bi may def émission nee naa waroon nañu ut beneen solution bi ñu waroon ut mooy déjà avant report bi sax waroon nañ à 2 semaines ñu annoncé na ni report day am. mais pas à 5 jours. mais loolu yëpp man faute bi CNG laa ko teg. parce que ñoom ñooy sunu ay kilifa bu ñu yilifee am mbir mu nar a am ci li nga xamante ni moom la ñu bokk ak ñoom. ñoom dañoo war a am benn position c'est-à-dire ñoom dañoo war a aller vers l'information indil ñu ko ñun. mais mënuñoo toog ñun ñëpp di xaarandoo benn affaire boo xamante ni nii xam nga doy na waar bu ñëwee ñoom veille combat sax mooy am na ci combat bu njëkk a yàqu avant report bi. combat boobu njëkk a yàqu bañ xamal leen ni sécurité doo am ñoom ci veille bi lañ ko yëg en tant que CNG en tant que comité national de gestion en tant que démembrement de l'État ñoom ñu yégee ko noonu muy doon loo xamante ne nag ci seen sàggan la. man noonu laa ko mën a waxee. bon di leen wax ni nañ gën a farlu ci liggéey bi parce que ñoom la ñu yaakaar. ñoom la ñu yaakaar ñoom la ñu bëgg ñoom lañ fi teg ñu pour ñu jàppale ñu ci liggéey bi. kon nit ki la jël ba teg la pour nga jàppale ko ci liggéey dafa bëgg liggéey bi gën a ñoom. dañoo bëgg ñoom ñu jàppale ñu ci plus de respect ci làmb. mais feebar bi bari na comme niñ koy waxee feebar bi bu njëkk gisoon nañ ni mu doon reyee sax reyewu ko bi jeunes yi la gën a attaqué keroog ñu am noo xamante ni gisee nañ ko open press su Siteu lendemain bi report bi am est-ce que yaakaaroo ne loolu moo waral ñu def report làmb bi. bon duma ni loolu moo waral ñu def report làmb bi.
mais xëy na bokk na ci li waral ñu reporter làmb ji. macha allah yàlla da ko may. Siteu yàlla da ko may. yàlla da ko may lu rëy. macha allah yàlla da ko may nit ñi bëgg ko. te it nag muy teewal nit ñi nag wax dëgg yàlla. à chaque fois jeunesse Sénégal bëgg moom mu wax ci ñoom day wax ci ñoom te wax yi muy wax ci ñoom dañ koy soxla. ci un porteur de voix ci un leader bu mel ni Siteu. mu génn défendre la société civile. ci rawatina ay moroomam loolu macha allah dañ ko soxla ci leader bu mel ni Siteu. open press bi xëy na moom Siteu moom ak staffam noonu lañ ko sentiré woon defee. mais ak fii jamono toll ñoom xëy na mënoon nañ am beneen façon bu ñu ko defee mais noonu nag la ko mus a defee. noonu la ko mus a defee mais ak feebar bi. ak feebar bi xam nga. lu xëy na xalaatu ci woon lii yëpp mais juste pour xamal ko ni rek beneen yoon bu yu mel ni amee ñoom ay leader lañ ñoom mën nañoo tax mbir am mën nañoo tax mbir bañ a am. ci seen mbooloo. nañu xam loolu lii dina ko yee dina doon expérience ci moom. parce que son adversaire am na expérience gis nga ni mu defee. point de presse la def. gars yi ñëw ci lieu d'entraînement am. mu def entraînement wane ci nag beneen facette làmb wane ci leneen wane ci ne moom professionnel la. tey jii Siteu mënoon na def lu mel noonu. wala mu def leneen mais nii la ko bëggee aussi te aussi nii mu ko bëggee tamit. xam nga noonu lañ ko tàmm moom dafa bëgg di nekk en communion. ak ay supporters am. bon sant ci yàlla rek di ñaan yàlla sunu borom sàmm ci njaboot gi sàmm ci jeunesse bi. feebar bi comme ni nga ko waxee li muy rey ci ndaw bari na. suñu xam-xam màccul ci wàllu médecine. mais ñi ngi dégg ñu naan 3e vague bi moo gën a doy waar ay delta bi la ak ay lii ak xamuñu ban la mais. nañ moytu rek. nañ moytu te gaa ñi di tàggat yaram baax na. sport dañuy dem di sport. sport baax na et s'il vous plaît l'État ne faites pas l'erreur de fermer les salles de sport. bu leen def erreur boobu bu leen def erreur tëj plage yi bàyyi leen gars yi sport ndax feebar bi nit buy sport xëy na war na mën a am lu mu résister ci feebar bi quoi waaw. mais sa keroog ñoo ngi dem ci point de presse ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux ci biir ay wax ñoo ngi wax affaire politique affaire sànq wax nga ko politique fu nekk nga koy gis mais dañuy faral mbër yi liñ leen di tudd ci affaire politique dafa bëri. Récemment am na lu fi jotoon am tudd nañ fi ay nervi tudd mbër yi xam nga ñu ni ñoom ñooy jàppale politiciens yi et tout loolu lan moo ciy say xalaat yow. waaw man nervi yooyu nag bëggoon naa ku ci gis benn nervi ne ma kii diw la écrit nangam la nekk wala moo bëri temps de combat waaw bëggoon naa ko ci. waaw ku gis benn nervi ñu filmer ko ñu génne ko ne diw mi écrit nangam la nekk. bëri na temps de combat am na temps de victoire wala temps de défaite loolu bëggoon naa ñu génnee ko ci nervi yi loolu juste c'est pour te répondre que nervi yi gisuma ci mbër. Sénégal nervi yàgg na fii. nervi yàgg na ci politique gu Sénégal. ñun ñooy ay xale ñun ñoo ci tombé. ñun ñoo tombé ak nervi mais am na yeneen ñu jiitu nervi c'est sûr. am na yeneen tur yu amoon ci politique gu Sénégal xëy na nguuru Macky Sall moo ñëw ànd ak nervi mais am na ñeneen ñu doon ànd ak leneen lu dul nervi te noonu lañ doon solo noonu lañ doon taxawee. li ñii di def la ñooñ daan def comprendre nga. politique la nag. bon mbër liñ koy jiiñ mbër yi keroog yaakaar naa ne bi mu njëkkee am bi coow bi njëkkee am Gris Bordeaux lañ ci njëkk a cité. yàlla suturaal ko. seetal ko mu fekk ko mu nekk biir tribunalu Pikine ci sunu jugement wu benn frère lutteur. comprendre nga. muy loo xamante ne nag lu doy waar la politique et lutte sport ak politique mënuñu tàqali ko sport mooy la politique c'est l'art de bien gérer la cité. La lutte est un sport que pratiquent les habitants de la cité. wala les enfants de la cité. tey jii ñi gérer cité bi dañuy ñëw ànd ak xale yooyu noonu booloo ak ñoom communion mënul ñàkk ci seen diggante. mais mbër yi ñooy xam ñoom ñooy ñan. parce que des fois utilisation bi dafay ëpp mais mënul ñàkk. il faut politique di ànd ak sport mënul ñàkk. président de la république bi mu doon waajal 2e mandat am. famille sportive wala famille football bi yëpp dañoo daje woon grand théâtre ne ministre Matar Ba dañ lay firndeliwaat suñu kóllëre ak yow. wax nañ la dañ lay jàppale comprendre nga. sport ak politique mënul ñaax mais na mbër yi xam ñoom ñooy ñan nañ teyit ñu moytu yenn mbër yi moytu yenn politiciens yi nga xamante ni bu ñu soxlaa mbër yi
mbër yi wuy si leen te bu leen mbër yi soxlaa duñ wuy si mbër yi na gaa yi bàyyiwaat loolu xel politique ak sport mënuñoo tàqali ko Sénégal lu koy doxal politique ak religion Sénégal politique ak diine moo koy doxal ngeen baal ma mënul ñàkk comme ni nga ko waxee sànq à chaque fois damay wax un homme véridique gis nañ li fi jot a am bu Wally Seck li xew bi mu xewee dégg nañ ci say kàddu ñu parewaat dem nañ ba benn instant say dëgg mën naa ni poussé na ay certains mbër ba ñuy foog ni yow da nga leen di xeex wala da nga leen di bañ wala dara comme Lac de Guiers sa problème ak Lac de Guiers est-ce que doo ñu ci wax tuuti benn problème parce que bu ñu seetloo seen dernière kii bi ak bi nga ko invité émission mook ak Eumeu Sène waaw xoola kañ lañ mujjee waxtaan message ma nag moom Lac de ñi ngi mujjee waxtaan message mardi le 20 juillet lañ mujjee waxtaan mu may yónnee numéro benn nit boo xam daf ma war a may xaalis moom moomu booleeg nit kooku pour kooku may ma xaalis au fait seytaane moo bari doole rek yenn yi mënul ñàkk ñun ñëpp ñoo far xoolal message yaa ngi ne xoolal gis nga xam nga lii ay reetaan la dama ko dajji dama koy wax ay wax yu rëy keroog dama ko xaama peleyal la vocal bi ma ko liiwal Lac maa ngi jégalu juste pour woon sénégalais yi rek que man ak yow jotewuñu dara quoi ñoo bokk ndey ak baay xaama peleyal la vocal bi ma njëkk a envoyé Lac de Guiers ak tuuti ci réponse am Lac de Guiers yow tabaski bu jotee mbër yëpp dinañ ma woo jox ma sax xaalis mais yow Lac de Guiers yow doo ma woo di ma jox xaalis yow Lac de Guiers lan moo la dal te yow man sa buur laa yow woo ma nga jox ma xaalis yow moom njëriñu àdduna yow ni yow xuloog man si télé bi nga man Moul Mbaye yaa ma wax lii Moul Mbaye yow lii rek nga mën yow macha allah. au fait àdduna la quoi. àdduna la te seytaane des fois waxul dëgg. mais yàq na xel. Lac de Guiers c'est mon frère wallahi azim sama frère la. ndeysaan man frère laa ko jàppee. parce que moom Cissé la sant man ma sant Mbaye. man ak moom ay kal lañu. comprendre nga. billaahi gis nga coow boobu noonu ñu doon wax télé xam nga c'était lan la comme nii laaj caméra et mi ngi ni en face de moi. su may wax caméra bi laa war a jàkkaarloo xam nga maa ngi jàkkaarloo ak yow nii di wax. te du yoon. caméra bi laa war a jàkkaarloo ma ne ko xoolal caméra bi loolu rek moo indi woon sunu werante. ñu xam nga yaramam tàng xam naa heure boobu daa fekkoon mu xiif. Cissé la mu bëgg a reerul. affaire yi jàpp ko kese. amuñu benn problème. billaahi amuñu benn problème mais nag gis nga àdduna ko waxul dëgg rek wax safaan. te lu waaye wax di nga ko waxaat. nekkatuñu ay xale. nekkatuñu yenn xale yi. dëgg la yàgg nañ ci milieu bi quoi yàgg nañ ci métier bi. te àdduna dafa gudd tànk. suñu baaba mosu fi wax wala mu def fi luñ ko xoolee wala luñ ko xeebee. c'est sûr. mosul wax lu ñaaw. mosul wax safaan. suñu baaba mosul wax waxu naafiq. kon tey ñun bu ñu ñëwee di am nenn nu ñuy doxalee rek defuñu lu ñu war. jëw nañ ko. te moom yareewuñu loolu ci dëgg la ñu yar. sama papa benn yoon la ma mos a dóor sama life te boobu dama fen dama waroon jàngiwu ma ñëw mu ne ma jàngi nga ma ne ko waaw mu woo ki may jàngal cours du soir kooku ne ko Mamadou ñëwul mu dóor ma. boobu la loxo mos a dal sama kaw te damaa fen kon am na loo xamante ne nii xam nga buñ la ci yarul rek jaru nga koy forcer bu ko àdduna jar bu ko bës jar. bu ko succès jar. bu succès jar nga ni nit yàllaa ngi lay nuyu te gisoo yàlla. dëgg rek. parlant de buzz nan nga gisee xale yi léegi ak buzz. parce que xale nga. mën nga leen jox conseil. voilà. gars yi nañu dal rek àdduna moom dal la rek quoi àdduna moom dara jarul xëccu. lu war a am ci sa àdduna danga koy am. lu nit war a am ci laay fam daf koy am amul luy teree nga am ko ala kullu aal bu ko yàlla ne danga koy am danga koy am. yàlla suñu boroom lu mu namm ci dundu doomu aadama daf koy dal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën fuuf te suñu boroom daf ko tegal ay obstacle ci àddunaam. màkk la juddoo ay mbokk ma ko njëkk a bañ. génne ko màkk mu dem mu gàddaay dem Médine. bi mu demee Médine waa Médine uuf ko
yor ko mu ànd ak muhajirin yi ñu jógee Makka dem fekk ansaar yi waa Médine ñu doon benn tey jii ba xare Badar am ci xare Uhud am ci ak yeneen yoo xamante ni ce sont les musulmans qui en sont sortis victorieux. macha allah kon tey nañu xam ne àdduna dara jarul dara. gis nga succès am na ñu ko ëpp. te ñu ngi koy gérer. papa Youssou Ndour ñu ëpp succès. fuuf tey bu papa Youssou romboon koñ bee man ma romb koñ bi kenn du ma topp. papa Youssou la ñuy topp mais moom mi ngi koy gérer. macha allah fexe na ba tey jii macha allah Wally Ballago ñu ëpp succès. te mi ngi koy gérer. na xale yi nañu xoolaat bës jaru ko day jeex. day jeex de. te bu jeexee fii nga romb koñ bi ñu naan kii moo defoon moo fi xewoon waa xam. jaar yaa bon nan nga gisee série sénégalaise yi. duma ko seetaan nag sérieusement. mais nan nga dégg mais coow li yaa ngi koy dégg. yàlla xam na ni ay kii simeeku na fii. waaw kii def na lii kii def na laa. je sais que am nga doom. sa doom mu ngi seetaan mu ngi koy seetaan. barki Mohamed damay yàlla rek laa jël seere sama la maamee sur le Saint Coran. internet saa bu ma ci fa duggee lenn moo fay sama YouTube nag YouTube laay wax saa yu ma duggee YouTube lii laa fay seet wallahi azim mën naa laa génneel sama YouTube nga xool. bi vérifié dama bëgg rek mu leer quoi ci yow xoola Modou Mbaye ngay fekk ma koy xool lu ma wax wala lu ma lii xoola les compagnons du prophète Mohammed le compagnon Saad yooyu laay seetaan seetaanu ma xoolal seetaanu ma mais même boo seetaanu tam coow li dégg nga ko wala peut-être madame seetaan mu ngi seetaan wala sa doom coow li boo amee tamit comprendre ma ko xaw ma lu ci am xamuma lu ñu def billaahi wallaahi wal kitaab mais mën nga si joxe conseil nañu xoolaat suñu bopp xam ni théâtre yàgg na Babou Faye fii la jaar bàyyi li da koy tere du ma ko defee ci daara ci Ibra italien am na fi te yooyu yëpp benn ñaawu ci yooyu par contre daf ñu jàngal Ibra italien Ndeye Khady ak Ibra dañ ñoo jàngal ni góor du jóge fële rek yow nga gëm ko ci jigéen góor du jóge fële parent wóolu ko te xamoo fu mu dëkk xamoo ay mbokkam c'est sûr comprendre nga yeneen italien yeneen ko émission jaar na fi série jaar na fi Faqlaan dëkk waaye Faqman jaar na fi jàngal xale yi yoonu njub ñuy siyaare Billy Boy bu baax a baax dembis ñu koy bégee suñu père Lamine Ndiaye ndaanaan yàgg nañ fi jaar te ñaawul bu ñu topp les occidentaux ñu ngi ñuy tardeel xoola dañ ñuy tardeel xam nga dañ ñuy tardeel ñoom ils nous font vivre wala ñu ñuy gëmloo seen culture c'est sûr ñun li ñu gëm du ñoom li ñu gëm ñun ak ñoom bokkuñu gëm-gëm ñun li ñu gëm mooy sunu Sénégal dafa am lu fi nekk loo xam ne ñu ñoo ko moom nañu dox ci loolu nañu dox ci sunu ay valeur dañoo wax ni jigéen bu poojam feeñee awra la après ñu ne dégg naa ñu ne dañoo dindi li gën a fort ci yow li nga nëbb nga génnee ci télévision bi ça n'a pas de sens ça n'a plus de sens jaratul nga koy sol wala jaratul nga koy nëbb gis nañ ko ok macha allah mais Modou Mbaye nan nga gisee làmbu démb ak làmbu tey làmbu démb moo ëpp jàppale làmbu tey amul jàppale làmbu démb moo ëpp jàppale c'est-à-dire làmbu démb moo ëpp sponsor làmbu démb moo ëppoon promoteur yu aay waaw làmbu démb yee Alioune Petit Mbaye Gaston Meng Luc Nicolaï ay promoteurs yu crédible am valeur Luc Nicolaï daawul wax à tout moment macha allah dafa amoon lu taxoon muy wax am moment bu muy wax daawul jékki-jékki ni rek génn de dafa amoon staff de communication boo xam dañ naan ko saay doo wax saay làmb ji sax tey doo ñëw te moo koy tëgg wala làmb ji tey bàyyi ba mu des 30 minutes ba gi combat bu mag bi jot ngay so xoola créer mythe ci ñoom amoon nag ay plan de com amoon ay business plan yoo xam ne dañ ko daan yóbbu les partenaires di leen ko proposer les partenaires di mën a ñëw liggéeyandoo ak ñoom amoon ay nit yoo xamante ne ni ñoo nekkoon ci seen ginnaaw daan leen jàppale ci marketing daan leen jàppale ci yu bari tey jii mooy loolu yooyu yëpp gisatuñ ko ñooñu ñëpp amatuñ fi ba pare bari na promoteur baana bari na si non dëgg neexul CNG ñoo war a teg benn charge promoteur bu ñu ku bëgg a doon promoteuru làmb ñu laaj la 50 millions caution sa compte bancaire dangaa war a am 50 millions caution soo ko tëgg làmb si dangay gis promoteur bu bëgg a dem seeti
benn sponsor bi mu bëgg sponsor bi jox ko 50 millions te amul 10 millions ci compte am moom promoteur bi loolu mënul nekk. non mënul ne. wala ngay dem seeti benn sponsor jël taxi mel ni man loolu baaxul mënul nekk. làmb démb moo gën a neex làmb tey mais ñàkk jàppale moo waral làmb doxul. te ñàkk jàppale bi sunu kilifa yi la. sunu CNG bi am na ci cër CNG bi fi nekkoon moo gën CNG bi xam naa yéen bu ma ko waxee doo leen ko dagg di ngeen ma ko tegal. la moo tax nga ne CNG bi fi nekkoon bu njëkk moo gën bi. parce que CNG bi fi nekkoon daan nañ jël ay décision seexu sa yoon nekkul ci li may wax. li ma neex laay seet wala mu may yamale naa ma. yow génnoo suñu interview. CNG bi fi nekkoon. non ñooñu dañ doon dund làmb dañu xamoon làmb xam li xew ci làmb ji. kon cela veut dire que ñi fi nekk ni ñoom xamuñu li ne ci làmb ji. bi père Bira Sène de li mu tënk ci làmb ji bariwul de li mu xam ci làmb ji bariwul. parce que làmb est-ce que yaakaaroo ne kon dañu waroon xool mbër bu. non c'est ancien mbër wala kii. pas ancien mbër parce que ancien mbër mën na indi litige mën na indi jafe-jafe. mais CNG dañu war a bàyyi waa làmb choisir seen bopp ki leen doy. ñu seeti les managers seeti les seeti les promoteurs seeti les lutteurs les amateurs. ne leen ñan lañ xalaat ni ñoo war a jiite làmb ji groupe bu ne di nga joxe kenn. ñu woo ñooñu ñëpp teg leen. ñu voté. ñu waxtaan ñu def élection wala ñuy def consensus. ñu xool naka la ñuy falee. ki ñu war a yoral sunu làmb. mais bu ñuy bàyyi ministre bi wala président bi wala nguur gi wala ministère des sports ñoom ñu ñuy choisir ki ñu jiite. des fois ils peuvent choisir quelqu'un boo xamante ne du ñu arrangé. waaw dañ ciy bàyyi xel. mais promoteur baana yi nga doon wax sànq ñan nga yaakaar ne ñooy promoteur bu tëgg bañ ne suba la làmb ji amoo reliquat promoteur baana la. promoteur loolu daf fi am. si samedi yaa samedi bële passé. CNG def na ko fi. promoteur bi war a tëgg ñëw ba ci jour bi mbër yi ñëw stade bëriwuñu. ndax ñëw ba stade jaaykat yi ñëpp ñëw. amateur yi doon ñëw pour dagg bi ñu ne làmb ji amul ndox. promoteur bi indiwul reliquat non promoteur indiwul reliquat boobu mooy jiitu. ok. comprendre nga. am na fi promoteur bu fi tëgg combat bu ngand boo xamante ne des ñu aj ko fii ndax reliquat. fii li fi xew lépp la xam na lépp moom làmb ji moom fii mooy bantaam ba. moom maa dëggu de ban promoteur non fii ba xam nga nag am na loo xamante ne des fois tooñ la. waaw xam nga dëggu nag moom doo tudd ay turu jàmm dëgg moom na ngay wax dëgg rek mais bul tudd turu jàmm. promoteur. wallaahi promoteur ba dem na. mooy kan. Aziz bàyyi na làmb ji. non Aziz lan moo tax mu bàyyi làmb. sëriñam moo ko tere est-ce que yaakaaroon ne Aziz dafa manqué làmb ji. non sëriñam moo ko tere. maam Abdou Aziz Al Amin yàlla na yàlla yokk ay leeram. te taas ñu ci barke moo ko tere moo ne ko bëggatuma la dégg ci làmb te njabootam continuer ko ci moom it muy taalibe nangu ko. ndeysaan. tëggatul làmb mais mi ngi jàppale làmb. loolu nag sëriñ bi waa kër sëriñ bi terewuñ ko. terewuñ ko mu jàppale làmb. parce que gis nañ ni mooy jàppale Balla Gaye. non du Balla Gaye moo jàppale promoteur yi nga fi gis yëpp. benn promoteur rek la Aziz sponsorisé wul ren. Fallou Ndiaye. ñi ci des ñëpp yére Zador lañ sol. waaw. ñëpp. macha allah. Fallou Ndiaye rek la Aziz sponsorisé wul moom rek laa gis ni soluñu ay yére yi moom ay mbërëm soluñu Zador. waaw. kon mais kii. Aziz promoteur Luc Nicolaï. ndaanaan. ndeysaan. Aliou Petit Mbaye sama papa. yàlla na yàlla delloosiwaat ko ci réew mi. amiin man Petit Mbaye bu ñëwoon. Petit Mbaye. d'accord naa ñu jox ko CNG. genre Petit Mbaye yooyu. ndeysaan. parce que am na xalaat am na ambition xoolal bi mu fiy nekk ñoom ay Petit Gaston Luc bi ñu fi nekk concurrence bi metti woon na senoon na. ci la ñuy fay mbër 90 millions 100 millions. te coow li du bari. ñu am ay maison de prod yu mag yu ñëw wala ay maison de com yu mag ñëw di gérer làmb ji. xam nga mooy loolu. mais nan nga gisee yenn promoteurs yi ni ñuy écarter presse bi ci làmb ji nan nga gisee loolu. waaw xam nga est-ce que loolu yaakaar nga ni normal na.
waaw xam nga nag ku ci nekk. parce que bu ñu nee lutte pour man presse la ñu wax bu ñu nee sport presse la ñu wax parce que ñoom ñooy def promo bi. waaw léegi nag du moment wu sponsor amatul ci réew mi nga bëgg jël sa événement jaay ko wala nga bàyyi site internet yi presse bi ñëpp ñëw dugg te yow moment boobu yow ci internet yow promoteur bi ci nga yaakaar pour am ci loo gagné ci combat bi al moment bu sponsor amul. comprendre nga day metti pour nga bàyyi site télévision yi ñu dugg site internet yi sax ñu dugg. comprendre nga. parce que am na si ñoo xam ne dañuy def ay VOD mooy vidéo on demande vidéo yi nga xam ne da ngay fay. di ko seetaan pay per view boobu laa mën a wax. parce que pay per view bu fekkee tey da nga jëndoon pay per view du promotion lamb ji yëpp yow da nga koy am. da nga koy suivre. ba ci jouru combat bi. comprendre nga. loolu sax gars yi may nañ ko nit ñi mais jouru combat aussi. nit ki jënd xaalisam pour seetaan. nga bàyyi kële nga xam day dugg moom def live am nicement nii. nit ñi seetaan ko te duñu fay loolu day metti léegi ñuy fay day dellusi ci promoteur bi mu mën cee mën a fay ay reliquats am. comprendre nga. te boo seetloo léegi promoteurs yi ñu ci bari dañoo am seen chaîne YouTube bu bopp. am na fi chaîne yu bari yooyu gis saa yi xam na li may wax. chaîne yu bari yooyu gis promoteur yee ko moom. Gaston Production am na. Kewel TV am na yooyu yëpp ay promoteur ko moom. comprendre nga. ba tax na mooy loolu des fois day xaw a metti mais juste rek waxtaan. waxtaan moom ci la lépp xaj. surtout yenn sites yi comme bu mel nii ki ko moom kilifa la. kilifa gi bu jugee wax ak gisanteeg Gaston wala yeneen kilifa yi rek. pour yéen ngeen accéder ci làmb du metti. ok merci Modou Mbaye waxtaan bi neexoon na trop dañ lay bàyyi nag nga wax li nga xamante ne mooy sa dernier mot ñu daal di tàggatoo. waaw kontaan ci yow bu baax a baax di la remercier ci sa teewaay di kontaan bu baax a baax sama copain sama caméraman bi sama mbayeen bi maa ngi koy bëggee bu baax a baax di jégalu sénégalais yi bu ñu fi waxee lenn loo xamante ne ni waruñu koo wax ñi ngi jégalu. dañoo bëgg rek affaire yi gën a jaar yoon. ñu teg ko ci yoon te aussi gars yi une mauvaise communication bi gars yi bàyyi ko. ñu bàyyi lu waaye wax ñu foog ni Macky Sall lay jàppale wala lu waaye wax ñu foog ni day politique bàyyi leen nit ñi ngeen gëmloo ni corona amul. ci réew mi loolu moo indi instant bi nit ñaa ngi buuxante ji. vacciné wu vacciné di jeex te vaccin yi yàggoon na. nit ñaa ngi buuxante bi fi indee vaccin yi dañ ne vaccin yi day reyaate gis nga communication bu bon boobu. ñu ne vaccin yi day reyaate ku ko vacciné wu. ñu vacciné wu ci vaccin yi. ñu da ngay dee. ah léegi président bi génnoon ne day maye vaccin yi gis nga li ma lay wax. dañ ne président bi dafa indi vaccin yi. je défends pas le président billahi je suis pas faraluma Macky Sall. c'est apolitique. je suis apolitique man. mais am naa sama kàddu ci sama réew. président bi mu indee vaccin yi ñu ne duñ ko vacciné wu. président bi génn ne da koy maye ji ñu ne dégg nga respecté wuñu ñu bàyyi fi vaccin yi vacciné wuñu ba mu président bi di leen wax ci corona ñu naan corona amul tey suñuy mbokk a ngi dee suñuy frère a ngi dee suñuy nit a ngi dee ñi ngi daw di njëkkante ji vaccin bi. te màggal baa ngi nii ñëw. te màggal Tuubaa ngi màggal nii di ñëw màggal yi kay nag moom ala kulli haal dañ koy def. màggal nag ma wax la benn mbir. ci jamono ci àdduna la nekk. màggal bisu penc moom rek la ñuy bàyyi xel. bisu Serigne Touba moo ko wax bisu penc màggal Touba rek mooy jot. waa àjjana yeeg mbég mi ba nu xam ne tey la màggal. safara ñu wàññi mbugal gi ba nu xam ne tey la màggal. loolu màggal Touba rek moo ko am. comprendre nga. moo tax incha allah ala kulli moom dundu dem. dee dem feebar fajooju Touba. macha allah ndax buñ fa duggee wér yaa ngi dégg. di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi ñu booloo ñu bokk ndeeg bàyyi ñu bàyyi bu kilifa yi waxee ñu génn saaga def une mauvaise communication bu président bi waxee loo xam ne dafa amal njëriñ suñu réew. nit nga toog nga analyser ko mu leer la ne li amal na njëriñ réew mi nañ dox jëm ci loolu. te ñu bàyyi politique bi. politique bi ni ñu ko bëgg a politiquer mi ngi yàq réew mi. ku faralul Macky Sall ñu saaga la ndey. ku wax dara ci Macky Sall ñu saagalante affaire yi du joobeewuñu noonu nañu respectante ñu jox cër sunu ay kilifa réew mi jëm kanam di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi. defal ko kilifa diine yi defal la ko. defal ko sunu père Papa Ngaye ndax moom référence la ci métier bi. bi ñuy nekk xale muy ñëw sunu kër daan ànd ak suma papa. nekkoon Walfadjri tey jii ba tey faram fàccee
ci émission phare yi nga xamante ne nii bu ñu bëggee xam ci li xew ci réew mi ñun moom la ñu toog seetaan ko te yàlla rek lañ jël seere du ñu rata faram fàcce dañuy toog di ko seetaan ndax caractère bi nga xamante ne moom am na ko ci fulla bi nga xamante ne ni am na ko ci te bu ko neexoon def ni ñeneen ñi doon géwél génn ci mbedd mi di def yeneen mais def ko géwél bu am valeur la géwél bu xam li mu doon la yàlla na yàlla defal ko jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi mel na ni âge bekaay waaw ñoom ñaar benn la ñoom ñaar ñoo yem merci ok Modou Mbaye ñu ngi leen remercier bu baax chers internautes amis fidèles loolu lañ leen indiloon di yaakaar ni tamit neex na leen ki leen indi leen moom gis ngeen ko moom du bàyyi dara mu sedd macha allah ñu leen di remercier di leen jox di daje beneen yoon ciao ciao